salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bégee bu baax a baax comme ni ñu amee habitude di ko def rek képp koo xamante ni da nga bokk ci ñiy yàq Sénégal di jaxase xelu nit ñi soo waxee dinañ génn tontu la waaw accepté nañ nag ne si démocratie lañ nekk kenn ku nekk am nga droit wax sa xalaat waaye nag xalaat bi dañ dul nangu mu nekk xalaat boo xam ne da ngay yàq deru nit ki parce que da nga am benn haine viscérale envers cette personne tax ba heure boo génnee da ngay wax joo xamante ni daf koy yàqal te ñun personne boobu noonu di Ousmane Sonko dañu ko choisir ñun ak suñ ay yeneeni morom am ci moom yaakaar jàpp ne jafe-jafe yi Sénégal nekkee moom mën na ci am saafara donte mënta saafara lépp nag waaye war nañoo mën a wan yoon bi ba nga xamante ni ñeneen ñi ñëwaat di ko suivre moom day yomb pour ñu continuer liggéey bi ñu am Sénégal gi nga xamante ni mooy Sénégal gi ñu bëgg. donc dafa am ay naafeq yoo xamante ni dañ fa bëri nekk ay yàqkat waaye nag tey ñaar ñi laay tontu bëri nañ nag ñu bëri lañ waaye ñaar ñi laay tontu muy Moustapha Diakhaté ak Madiambal Diagne parce que il faut ngay wax ak ñoom parce que ay yàqkat lañ comme lu yàlla waxoon rek ci suratul kahf xaalu ya zal qarnayni inna yajuuja wa majuuja mufsiduuna fi l ardi fa hal najcal laka xarjan ala an tajcal baynana wa baynahum sadda. ñaari mbindeef la yoo xamante ni dafa am benn miir bu dox seen diggante ak àdduna chaque jour ñi ngi xëy di gas pour pénétrer miir boobu noonu dugg ci biir àdduna bi yàq àdduna bi. léegi nag man miir boobu noonu laay teg ci diggante Madiambal Diagne moom ak ki mu àndal di Moustapha Diakhaté ak ñeneen naa fekk yi nga xam ne ay yàqkat lañ nekk biir Sénégal damay teg benn barrage seen diggante ak Sénégalais yi nga xam ne duñ mën a influencer Sénégalais yi benn miir mooy comme bi ma wax léegi nii ci yajuuja wa majuuja mufsiduuna fil ardi fa hal naj'al laka xarjan ala an taj'al baynana wa baynahum sadda. ci ki may njëkkee mooy ki nga xam ne moom mooy Moustapha Diakhaté nee na moom àndul ak Macky Sall waaye àndul tamit ak kenn daal ci opposition bi du Ousmane Sonko du kenn di ki nga xam ne sax moom moo gën a fës ci opposition bi Ousmane Sonko. kon moom mën nañoo wax ne kon moom seytaane la maanaam farul fenn quoi féetewul ci pouvoir bi ba pare féetewul tamit ci opposition bi. li ñuy wax naan muzabzabiina bayna zalik laa ilaha ulai wala ilaha ulai mooy koo xamante ni daal benn seytaane la naa fekk boo xam ne farul fenn kenn xamul fu mu farul fii farul fële. te moom mi nga xam ne mooy Moustapha Diakhaté bi mu nekkee assemblée nationale nekk fa président groupe parlementaire kenn daaw ko dégg muy wax parce que boobu mu ngi yore postam bu neex am ay avantage am lépp lu Macky Sall bëggoon ci assemblée nationale ba ci ay nit ñu doon lever seen immunité parlementaire moom moo ko daan jiite moo président assemblée nationale bi di Moustapha Niasse. ñu dem ba mu yàgg ñu jëlee ko fa remplacer ko ak ay miiru ñing moom mu dem présidence nekk directeur cabinet du président de la république mu def benn sortie wax ci 3e mandat bi ci émission Ahmed Aïdara bu ñuy tuddee seen jotaay bi mu ci waxee ne Macky Sall mënu ko am Macky Sall dàq ko mu nekk nag loo xam ne sax ñun wax dëgg yàlla rafetluñ ko parce que dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni liberté d'expression dafa am maanaam nit ku nekk da ngay wax li nga xalaat. léegi nag bi ko Macky Sall dàqee nag mu takk rajo yi di venger wu nag xeebul benn rajo xeebul benn télé site internet yi foo ko invité mu dem nekk fa di ratatati di wax ba far sax wax lu ëpp parce que saaga woon na fi yonent bi saaga fi ay waajuram bi Sénégal sosoo ba léegi nekk Sénégal ba léegi c'était la première fois ñu dégg koo xam ne daf na jullit la ba pare saaga les parents du prophète moom moo ko njëkk a def ba pare nag toog di jéggalu te saaga bu ñaaw la ko saaga te Adji Sarr mii moo tax mu doon saaga waajuru yonent bi te liñ ko doon laaj ak saaga yi mu saaga yonent bi loolu maanaam comme yàlla ak yàlla
c'est diamétralement opposé maanaam question bu ñu ko posé woon jotewul woon dara ak muy offensé parent wu yonent bi waaye xam nga su fekkee da ngaa bëri wax da ngay wax di wax ba mu yàgg nga làmb sa taat mais est-ce que bii sax sama bés la moom loolu moo ko dal ba pare ak iñaan soxor dafa nekk nit koo xamante ni xol bi baaxul dafa soxor ni Ousmane Sonko mel neexu ko parce que yàgg na ci politique na ba dee depuis temps yi Cheikh Anta Diop RMD la commencé di politique te mosu cee tekk dara amul benn base amul benn représentativité léegi nag Ousmane Sonko comme moom mu ngi ñëw 2014 yàggul dara ci géopolitique bi am ci succès boo xam ne kenn mosu ko am léegi dafa am ñoo xamante ni duñ nangu ndogalu yàlla boobu loolu du leen neex te Moustapha Diakhaté nag ci ñooñu la bokk bëri na ci nag ay morom waaye tey moom laay tontu moog Madiambal Diagne naa fekk yooyu noonu nga xamante ni dañoo bëgg a jaxase xelu Sénégalais yi bëgg a jaxase Ousmane Sonko ak yenn Sénégalais yi waaye nag loolu mënta nekk parce que Sénégalais yi 80% ci jamono jii nii ñoo ubbi seen xol yi dugal ci Ousmane Sonko te loolu kenn mënu ci tus ndogalu yàlla la yàlla moo dogal loolu te nag su fekkee da ngaa nekk ni koo xam da ngaa gëm yàlla bu yàlla dogalee da nga kaa war a nangu waaye su yàlla dogalee nag nga ne loolu du ma ko nangu sa xol bi day gën di tàng di gën di bon ba nga xëy feebar dee te doo ci man tus voilà li gën a yomb nag mooy nga nangu rek ne kii comme yàlla moo ko may lii man yàlla mayuma lii donte yàgg naa ci géopolitique bi bon dama koy nangu noppalu. léegi Moustapha Diakhaté il prend la défense de Adji Sarr mu ngi wër ci plateau télévisé yëpp ak làmmiñam bu rëy bi nee na Adji Sarr victime discrimination sexuelle la loolu c'est grave nee na Adji Sarr est victime d'une discrimination sexuelle maanaam moom daal nit ñi faraluñ ko daal dañ ko abandonné Sénégalais yi yu ëpp Ousmane Sonko lañ àndal léegi yow juge nga ba pare quoi juge nga Ousmane Sonko ne moom seq na ak Adji Sarr dara wane nga ne Adji Sarr dañ ko violé ba pare Sénégalais yi jàmb ko xam nga li gën a bon mooy nit koo xamante ni dangaa naa fekk wala nga nekk nit koo xamante ni da nga bañ nit ba nit kooku bu nekkee ci dëgg sax yow iñaan nga pour wax ne kii moo nekk ci dëgg te nag tu ne respectes pas les Sénégalais ah su fekkoon respecté nga Sénégalais yi majorité sénégalaise bi ñàkkeewuñ fayda noonu bay ñëw di faral Ousmane Sonko ci ay caaxaan ñàkkeewuñ noonu fayda Sénégalais yi ay borom xel lañ dañuy xalaat te mbir mi ni mu demee du début à la fin Sénégalais yi ñoom ñoo ko àtteel seen bopp maanaam justice populaire TV yi senn na ñëpp am nañ ko liir ko gis nañ incohérence yi ci am ci Adji Sarr mi ngay défendre nga xam ne c'est une menteuse fenkat la nekk taxawaalu kat ñàkk kilifa mbokk mi ñoo ko seddeel loolu mbokk mi ñoo ko njëkk a seddeel loolu wa shahida shahidin min ahliha nga dégg ko yow Moustapha Diakhaté ba pare PV yi liir nga ko gis nga li nga xamante ni moom la Ndeye Khady Ndiaye wax di borom salon bi gis nga li Ibrahima Coulibaly di jëkkëram wax gis nga capitaine bi di capitaine Touré démission ya li tax mu démissionné ñëpp xam nañ ko dañ ko doon mettre la pression pour mu changer PV yi dugal Ousmane Sonko ba pare changer leur version Ndeye Khady Ndiaye loolu yëpp yëg nga ko Sidi Ahmed Mbaye di jarbaatu Maodo Malick Mbaye bu gëm sa bopp bokk ci Benno Bokk Yaakaar liir nga li mu wax beneen xale ba di Mami nga xam ne moom mooy co-masseuse bi nga xam ne moo doon maasee ndoor Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom maanaam mook Adji Sarr ñoo doon maasee Ousmane Sonko gis nga li mu wax tamit déglu nga madame Tall bi nekk Sacré-Cœur te Pape Alé Niang doon ko interviewé li mu wax plainte bi ñu bindal Adji Sarr yëg nga ko xam nga ne Adji Sarr mënul bind plainte bi lu tax mu jaar gendarmerie ñu diligenté ko accélérer procédure bi loo xam ne matul sax 1 mois ñu lever ci immunité parlementaire Ousmane Sonko convoqué ko ci juge 8e cabinet bi
loolu yëpp nga xam ko quoi teg ci sa bët am expérience ci état am expérience ci politique xam politique ni muy doxee parce que da ngaa bañ Ousmane Sonko nga ne loolu doo ko nangu kon yow naa fekk nga Moustapha Diakhaté sénégalais yi nag ci loolu lañ basé wu ñoom ba faral Ousmane Sonko ci loolu lañ sukkandiku dañoo xool les faits xam ne dossier bi dafa vide xam ne cabale politique la te xam nañ ne Macky Sall lii njëkkeewu ko ci Ousmane Sonko ci Karim Wade la ko njëkkee jógee fa ñëw ci Khalifa Sall ñii mu jaar ak ñoom ci parrainage éliminer leen léegi nag Ousmane Sonko moo ko dese woon te ñëpp xamoon nañ ne lu mu yàgg-yàgg dina tegal Ousmane Sonko ndëgg sërëx loolu ñëpp xam nañ ko yow léegi nag nga xam loolu ba pare di défendre Adji Sarr te wóor na la yow dara amu fa parce que yow fekkee woo ko yow àtte nga ba pare te fekkee woo kon yow ci wàllu diine sax yow caw nañ la 80 yar déjà Moustapha Diakhaté ci diine rek yow diine caw na la 80 yar parce que ni nga waxee da ngay wane ne Ousmane Sonko ak Adji Sarr seq nañ dara te même bu dul viol njaalo rek il faut ñeenti nit yu bokkul fu ñu jógee ba pare nekk ñu crédible mandu duñ joxante rendez-vous foofu suñu ñëwee ñu fekkee ko gis ku góor ki génnee awraam dugal ko ci awra ku jigéen ki pénétrer ko ñu koy gis nii déjà njaalo noonu lañ koy seedee te yow seede nga ne Adji Sarr victime discrimination sexuelle la kon yow naa fekk nga ci charia yow caw nañ la 80 yar bu pare yow mu féetee boor te loolu yëpp li la ko yóbbee mooy bañ Ousmane Sonko ak contre Ousmane Sonko beneen bi nee nga Ousmane Sonko il va payer les pots cassés parce que moom moo génnee xale yi ne leen génne leen ñu manifester ba ay xale yu bëri dee ci am ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen alal léegi nag yow setal nga Macky Sall ba mu set te xam nga ne Macky Sall mooy responsable parce que Macky Sall violence verbale bi mu nekkee yow yàgg nga ko gis te violence verbale violence physique moo ciy topp heure boo gisee ay ñaar nit ñuy xeex bi lu ko waral mooy ci violence verbale la jógee ñëw ci violence physique te yow victime Macky Sall nga kon soo toogee di ñu gëmloo ne yow da ngaa contre Macky Sall loolu du dëgg ay fen la Macky Sall ngay liggéeyal da ngay nax sénégalais yi di wane ne ànd ak Macky Sall mais xëy na juboo nga ak Macky Sall ci suuf te ñun yëguñ ko parce que gis nañ la nga ànd ak Marième Faye mel ni géwélam di dem di jàlle ji Doudou Wade topp ci gannaawam nekk suqam kon yow da ngay nax nit ñi da ngay nax sénégalais yi te sa genre gii nii il faut ñu leen di dénoncer di wax ak ñoom pour sénégalais yi mën a xam yow yaay ban façon doomi aadama léegi nga ne kon Macky Sall amul benn responsabilité ci li nga xam ne moom moo fi xew te xam nga ne Macky Sall bu bàyyi woon opposition bi ñu am jàmm bu xoolee woon Ousmane Sonko comme nawleem jàpp ne Ousmane Sonko opposant yam la te dafa am droit pour opposer wu il ne fait que son rôle ku noonu Sénégal du tàkk waaye li mu digaale woon ak ñun li taxoon ñu doon xeex 2011 ci 23 juin bi mu ñëwee dafa def pire que loolu noonu te yow xam nga loolu bu baax a baax a baax a baax a baax Macky Sall moo fi nekkoon naan je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression nekk fi di bàkku grand théâtre naan ay fañ fa wàccaaca mais loolu c'est de la violence verbale boo xam ne ci gémmiñu président de la république la jógee ko président boo xamante ni dañ ko élire dans une démocratie un état de droit mu jiite une république ba pare ne opposant du fi am di def ay pexe pour éliminer ay opposant ba jur lii nii léegi nag opposant boobu nga xamante ni dañ ko bëggoon a rendi mais ku bëgg a dee wequ ñu bëggoon ko rey mu wequ Sénégalais yi génn jàppale ko am ay nit ñu ci dee mu nekk loo xam ne ñu ngi koy regretter am ay nit ñu ci ñàkk seen ay alal am ay nit ñu ci gaañu léegi nga ne yow da nga koy sëf ki nga xam ne moom mooy victime bi muy Ousmane Sonko yaay naa fekk Moustapha Diakhaté doo nitu dara sa mag ñii sa façon yii nii façon mag yi mel ni yow baaxuñ ci réew baaxuñ ci dëkk baaxuñ ci kër baaxuñ ci àll naa fekk bu mag nga waaye nag duñu toog di leen seetaan de bañ nit ak contre nit ak nit koo xamante ni bu faloo yéen seen ay intérêt dafay menacé wu tax ngeen bëgg a yàq Sénégal bëgg a jaxase Sénégal ne da ngeen koy jaxase ak Sénégalais yi bëgg a yàq programme am bëgg a yàq xelu Sénégalais yi nga xamante ni ñoom dañoo am yaakaar ci waa jooju ndax programme am waa jooju am droit am ay ambition yu baax pour réewam
ngeen ne loolu du fi amee parce que waa ji da ngeen ko contre waa ji ci boppam moo leen di déranger loolu duñu ko nangu ñun duñu ko nangu de ci démocratie lañ nekk nag kenn ku nekk am nga droit wax sa xalaat liberté d'expression tamit dafa war a am waaye nag xalaat bi nag du pour discréditer nit wala pour di ternir image am loolu su ngeen ko defee ñun dañoo am droit pour tontu leen bala ngeen a yàq xelu ñenn ci sénégalais yi xëy yéen sax mënu leen yàq benn xelu sénégalais waaye seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel parce que matu leen sax 1% yéen ñiy dal ci kaw Ousmane Sonko di ko contre tekkiwu leen dara sénégalais dañ leen a vomir kon sénégalais yi leen di déglu xam naa ay benn lay doon waaye duñu leen may nag benn yooyu sax ngeen leen di influencer léegi ma ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Madiambal Diagne il persiste et signe ci li nga xam ne moom la waxoon ne rebelles yi Casamance ñoom ñoo infiltré woon manifestants yi Dakar moo taxoon violence yu bëri ñu ngi jaaree Gambie jël ay bus ñëw Dakar te def nañ ay violence yu bëri ba pare nee na moom gis na leen bi manifestation yi jeexee ñu dugg ay bus di ñibbi Casamance ci garage yi nga xam ne mooy garage Casamance yi nekk Sénégal yi nekk Dakar comme garage bu ci mel ni Bignona moom moo wax loolu. donc bu ñu nekkoon ci benn dëkk boo xamante ni dëkk bi jaar na yoon dëgg am justice dëgg Madiambal Diagne jour boobu noonu du fanaan këram procureur da koy convoqué dóor ko mandat de dépôt ba pare àtte ko teg ko ci yoon waaye comme moom Macky Sall la àndal te ñun Macky Sall bi ñu faloo ba léegi xam nañ ne képp ku ànd ak moom képp ku koy défendre loo mënti def dara du la ci fekk waaye soo ànd ak moom procureur bi day acharné wu sa kaw bëgg la toroxal bëgg la humilier parce que yow da nga contre Macky Sall maanaam àndoog Macky Sall. Madiambal Diagne da ngaa tuuti lool encore une fois ma répété waat ko la répétition est pédagogique pour taal Sénégal bokkul ak yeneen réew yi nga xam ne da ngay boole ay xeet ñuy xeex Sénégal xeet yu fa nekk yëpp xeet boo ci dem dina dem ci beneen xeet takk fa jabar di nga gis ay joolaa yi sëy ay séeréer di nga gis ay séeréer yi sëy ay pël di nga gis ay njaago yi sëy ay saraxule ay mankaañ yoo xamante ni ñu ngi sëy ay balant olof yi ñu ngi takk ci naari bëri na man mii sama papa lébu la dëkk Tëngéej sama yaay di saalum dëkk Kaolack te man jabaru pël laa am pël boo xam ne waxuma la pël nii rek pël boo xam ne seen waa kër yëpp pël la ñuy làkk la alors pël ci yaay ci baay ci maamaati maam ñëpp ay pël kon man am naa jarbaat boo xamante ni pël la pël yooyu tamit am nañ jarbaat boo xamante ni lébu la saalum la te foo dem ci Sénégal métissage boobu di nga ko fa fekk Casamance gi ngeen di tudd pour bëgg a jaaree foofu pour jaxase Ousmane Sonko ak sénégalais yi Casamance xeet yëpp a ngi fa pël yaa ngi fa joolaa yaa ngi fa soose yaa ngi fa olof yaa ngi fa mankaañ yaa ngi fa balante yaa ngi fa Sénégal dafa bëri xeet ay koñaajo ay basari yooyu yëpp a ngi Sénégal ku lim da ngay juum te ñooñ ñëpp kenn koo ci gis rek mu ngi kale morom ka am na ku muy kale ci sant yi koo ci gis am na beneen sant bu muy kale Fay ak Diouf ña ngay kalante Caam mu ngi kale Sow Jóob di kale Njaay nga gis ñu sant Ñeng di kale ñi sant Ndooy ak ñi sant Fall boo limee da ngay juum ñëpp ay kalante ñi sant Géy di kale ñi sant Sekk mu nekk cohabitation ak cousinage boo xamante ni dafa neex tax Sénégal ñëpp nekk benn bopp la kenn mënu kaa xar ñaar su fekkee nag da ngeen contre Ousmane Sonko ba bëgg ko jaarale ci affaire xeet pour ne Sénégal dinañ guerre bu ko defee ngeen mën a éterniser wu ci pouvoir bi Macky Sall mi ngay jàppale loolu la bëgg toog ci nguur gi xañ Ousmane Sonko nguur gi ba jaral na ko sax Sénégal tàkk moo tax mu seetaan leen yéen ngeen di wax lu leen neex ay wax yu garaaw te dara fekku leen ci kenn owu leen te bu ko keneen waxoon ba léegi nii mu ngi ci kaso ba ku àndut ak Macky Sall waaye loolu nag jàpp leen na mënta nekk
Sénégal mënu leen kaa taal Sénégal comme tàkkul ba léegi nii du mës a tàkk ba pare ñu am ay régulateurs sociaux muy sëriñ si këru diine yi xeet yooyu noonu yëpp ma tudd sànq ñu ngi aju ci ay këru diine ñii ñu ngi ci église bi ñii boo demee ay murid lañ ñi nekk ay tijaan ñi nekk laayeen ñi nekk xaadar kenn ku ci nekk rek am na foo jokk ba bu sa sëriñ waxee wala labbe bi bu génnee wax wala monseigneur ñëpp respecté li mu wax te ñooñu ñëpp ay nitu jàmm lañ gis nañ coow li amoon Sénégal ba Sénégal nar a tàkk ay kilifa diine ñoom ñoo ko fay gis ngeen sëñ Mountakha taxawaay bu rafet bu mu ci am moo moroomu xalifaam yëpp xulafaa yu nekk Sénégal kon nag yéen baaxu leen ci Sénégal parce que ay naafeq ngeen suñu nekkoon ci dëkk bu baax dëkk bu am yoon dëgg kenn du leen tàllal micro ngeen di wax di taal dëkk bi du ngeen génn télé mukk di wax heure bii ci kaso yi la leen di fekk suñ leen tijjee ñëpp jël leen tegee leen de côté dootoo leen waxati dootoo leen tekkeeti dara parce que ay ordure ngeen maanaam ci poubelle ba ngeen war a nekk waaye nag fekk yéen a ngi génn di wax di yàq parce que yéen seen wax ji du defar da ngeen di génn pour yàq ñun nag dañuy génn pour defar su ngeen génnee pour yàq rek ñun ñu génn pour defar ñun Sénégal dañoo jàpp ne benn bopp la kenn mënu kaa xar ñaar politique choix la rek te booy choisir nit ki comme man nu ma choisir Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nekk ci Pastef ak ñeneen ñoo xam ne ay admirateur lañ yu Ousmane Sonko am yaakaar ci moom choisiruñ ko parce que Ousmane Sonko Casamance la dëkk choisiruñ ko parce que Ousmane Sonko Joolaa la non non boo demee Pastef di nga fa fekk ñëpp xeet yëpp a fa te loolu sax man pour man waruñ sax di ko waxtaanee waaye yéen a ñuy dugal foofu moo tax nag ñu nekk di leen tontu parce que bu ñu noppee rek du baax man ngeen yàq xelu ñenn ñi seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. waaye Sénégal ñun dunduñ loolu xam nga lan la ñuy dund ñun Sénégal la ñuy dund Sénégal lañ bëgg Sénégal lañ gëm Sénégal moo ñu boole kenn ku nekk am nga droit gëm lu la neex sa gëm-gëm la fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur yàlla moo wax loolu kum neex nga gëm kum neex nga weddi te kenn ku nekk li nga gëm yow la concerné kum neex nga nekk chrétien kum neex nga nekk jullit ci biir jullit gi kum neex nga nekk murit kum neex nga nekk tijaan kum neex nga nekk laayeen kum neex nga nekk xaadar kum neex nga ne gëwma tarixa yi ibaadu la kenn ku nekk am nga ci droit Ousmane Sonko nag fu nekk jaar nañ ko fa rebelle la gëmul sëriñ ñi ibaadu la salafiste la lu ne waxal nañ ko te kër diine yooyu ñu koy jéem a jaxaseel ñoo ko gën a bëgg tey fonk ko respecté ko jox ko bopp su ko neexee mu nekk ibaadu bu ko neexee mu nekk murit laayeen xaadir tijaan bu ko neexee mu ne gëwma tarixa yi da cee am droit man gëm naa tarixa man ci tarixa laa bokk te su ma neexoon ma ne gëwma tarixa yi kan moo ci man dara sama man la concerné kum neex tamit nga nekk ibaadu ba mu neex la nga jógee koo ci ibaadu ga dem ci tarixa yi maanaam soufisme bu la neexee nga ne man du ma suufi gëwma soufisme ba mu neex la nga déplacé wu dem nekk suufi bu la neexee nga nekk suufi tamit ba mu yàgg ne gëmatuma soufisme dem nekk ibaadu kooku yow la concerné wul keneen jotewul dara ak programme bi nga xamante ni moom nga am pour Sénégal gu baax te Sénégal ñun dañoo am ay priorité maanaam situation bi ñu nekk nii tey nga xamante ni at bi yëpp janvier ba décembre politique rek la ñuy wax ak tëj ak tijji chaque jour ay werante politique loolu mënoon na ñàkk tey jii Macky Sall mi ñu fal bu jublu woon ci priorité yi tey li tax Sénégal yi fal ko ku noonu duñ nekk ci situation bii nii chaque jour jàpp nañ ko tëj nañ ko garde à vue retour de parquet mandat de dépôt loolu rek ngay dégg ay kaso daal la yore di tëj di tijji di toroxal nit ñi ku sëqat ñu ñëw jàpp la Sénégal ngay gis sous Macky Sall ay nit ñoo xam ne duñ def dara comme ñoom Assane Diouf Clédor Sène Abbas Fall Birame Souleye ak Guy Marius Sagna
seen jàpp bi ñu leen mujjee jàpp defuñ dara dañ leen a fekk fu ñu taxaw ñu ñëw rek amul mandat d'arrêt amul convocation amul mandat d'amener amul dara dañoo ñëw rek jàpp rek yóbbu te notifié wuñ leen sax lu tax ñu jàpp leen dans un état de droit di jaay nit ñi doole ëpp leen nit ñi doole. da ngeen doon faral di wax naan force restera à la loi waaye force restera au peuple genre Moustapha Diakhaté nag ak Madiambal Diagne yi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall di ko liggéeyal pour bëgg a taal Sénégal tàkk ñu mën a toog ci réew mi continuer kenn du leen seetaan kenn du leen bàyyi ngeen continuer di wax lu leen neex di wër rajo yi télé yi di yàq deru nit ñi. Madiambal Diagne gis nañ ko mu continuer di yàq deru Souleymane Teliko moo la gën foofu Souleymane Teliko du sa morom kooku AMS la jiite association des magistrats du Sénégal te gis nañ ko taxawaay bu mu am taxawaay bu rafet pour justice bi moom boppam gis nañ ko kooku c'est un homme de valeur nekk nga nag di yàq deram naan ay Guinéen la lu nekk wax nga ko fi te xamul ne sax Sénégal ak Guinée benn la ak Mali ak Côte d'Ivoire tubaab bi ñoo ñëw séparé ñu ak Gambie waaye benn xeet la sant bi ngay gis Sénégal boo demee Gambie di nga ko fa fekk soo demee Mali di nga ko fa fekk boo demee Guinée di nga ko fa fekk boo demee Côte d'Ivoire fekk ko fa ba Burkina Mauritanie partout su fekkee nag ci affaire yi sant ngay xool ak contre bi nga contre nit tax nga bëgg a yàq deram te kooku gën la fuuf jaar-jaaram gën sa jaar-jaar fuuf ba nga koy tuumaal ay xaalis bu mu détourné boo xam ne Union européenne ñoom ñoo ko financé woon ci déplacement bu ñu waroon def dem Tchad pour def ay enquête ci lu ñu doon tuumaal Hissène Habré mooy crime de guerre crime contre l'humanité loolu yëpp Pape Ndiaye bu Walfadjri indi na ci ay leeral te lu mu ñu wax ñun doy nañu te nee na xaalis bu 800 000 la te yónnee nañ la citation directe te di nga tontu mu leer nañ xaw ma nag fan lay mujjee comme Sénégal moom ku ànd ak Macky Sall loo def dara du la ci fekk. Madiambal Diagne sa jaar-jaar ñun xam nañ ko usurpateur de fonction nga Madiambal Diagne loolu xam nañ ko nekkoon nga Kaolack te ñun Kaolack lañ dëkk nettali nañ ñu lépp nekkoon greffier di triande nit ñi naan magistrat nga di laaj ay nit xaalis pour accélérer seen dossier moo tax ñu rajo la ci magistrature bi nga dem nekk journaliste ubbi sa journal Le Quotidien en 2003 di chanteloo nit ñi di saaga nit ñi di xas nit ñi tous les jours Ablaye Wade tëjoon na la fii ci offense au chef de l'État di saaga sëriñ si saaga nga fi waa Touba récemment yàggul dara bi corona bi commencé daaw nga ne Mbàkke Touba l'axe du mal nga ne daal Mbàkke ak Touba fa la corona bi nekk loolu nga bëggoon a wax ne mooy épicentre corona bi te xam nga ne épicentre corona bi Dakar la woon parce que premier cas bu njëkk am benn tubaab moo ko fi indi le 2 mars 2020 jógee ko France nga xam loolu mais bëgg a stigmatiser waa Touba di leen toroxal loolu nga si jublu woon ak manque de respect wax ne Mbàkke Touba l'axe du mal pour bu ñu la laajee nga ne Mbàkke Touba yi ngay wax maanaam 404 mbaar yi daw diggante Mbàkke ak Touba mooy axe du mal bi loolu nga bëggoon wax di def ay jeu de mots foog ne yaa gën a muus nit ñi fekk nit ñi la gën a yeewu Madiambal affaire bi du ay jàng ba ay université ak yooyu affaire bi xel la xel rek la nit ñi dañuy xalaat te yéen seen jàng yi jëruñu leen dara waaw parce que ay intellectuels yu malhonnête ngeen voilà waaye daal heure bu ngeen génnee di wax ñun dinañ génn tontu leen parce que moomu leen Sénégal te mënu leen taal Sénégal da ngeen cee tuuti. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.